Diatta Fall di seen camarade secrétaire général syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk affilié à la CNTS, délégué du personnel et membre de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk. dama ñëw tey nag pour def benn déclaration boo xam ne suite la rek. commencé woon ko par benn assemblée générale fii ci complexe Pikine ak ay brassard rouge yi nga xam ne takk nañ ko altine bële passé. donc boobu ba tey nag ñu ngi ñëw di def suñuy ay plateau di def suñu suite mais ci diggante bi dafa am yoo xam ne mu ngi ci commencé am loo xam ne jàpp ñu lu dul yàq-yàq la ak pour que au moins tam li nga xam ne mooy combat bi ñu jël mu nekk combat bu légitime pour que tey ñun ñu mun ci dellu ginnaaw. lan ngeen di combattre exactement. li ñuy combattre nag dafa bëri parce que tey injustice bi nga xam ne moo nekk biir Dakar Dem Dikk moom la ñuy combattre ak yelleef bi nga xam ne tey ñun ameel nañu ko la direction générale ameel nañu ko moom la ñuy kaas li nga xam ne tey le président de la République son excellence monsieur Macky Sall mu ngi koy defal liggéeykatu Sénégal ñu nit ñu demandé foofu vraiment pour que buñ ci mënee boole bu boole ñu. mooy augmentation des salaires. mooy augmentation des salaires moom ci la ak 100 000 logements yi mu ngi ci. mais li gën a amagul solo dafa am mooy li nga xam ne tey ñun dañ ko gis bëgg suñu kër pour que ay cars yi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi koy demandé pour mu ñëw ci yooyu dañ ci nekk pour que vraiment ñu accélérer affaire bi mu dégg a ñëw mais nag bala may ñëw ci loolu dama ne dafa am loo xam ne mu ngi am muy ay xeex. ay ñuy yabal ay doomu aadama yoo xam ne suñu ay camarades lañu te ñun wax dëgg yàlla boobu ba tey lu ñuy communiquer ak lu ñuy def lépp ci njekk lañ ko def ak ci yar duñu tooñ duñu wax lu bon parce que tam ñooñu bu ñu leen waxee lu bon def mel ni wax nañ ko suñu bopp. mais nag ñun dañu gis tam grandeur bi nga xam ne tey liggéeykatu Dakar Dem Dikk dañ ko am mooy lan ñu ngi leen di bëgg a dugal ci beneen combat pour que ñu fàtte combat bi nga xam ne moo légitime mooy ak yelleef parce que nag dans l'histoire de Dakar Dem Dikk lii am muy l'intersyndical musul am parce que lu doy ni 6 syndicats 4 secrétaires généraux tout le collège des délégués du personnel ñu àndandoo pour xeex seen ak yelleef àndandoo pour xool nan la ñuy def pour pérenniser seen entreprise muy Dakar Dem Dikk defe naa ni l'histoire retiendra te lii nii ñoom xam nañ ne tey bu ñu leen bàyyee wala ñun ñu tax ñu découragé wala ñu indi ay nit yoo xam ne ñu ngi dañuy yàq li nga xam ne tey mooy dynamique bii bu boobaa ñoom ils vont payer les pots cassés. Donc sur ce ils se sont ñoom ñëpp ils se sont dévoués engagé wu dans ce combat ba pare dooleel ñu intersyndical pour que ñu dem de l'avant lépp loo xam ne lu yàq la ñoom vraiment ñu ngi koy surpasser am nañ grandeur boobu. d'accord léegi bu weesoo loolu tamit yan yeneen jafe-jafe ngeen bëgg vraiment gars yi taxaw ci Dakar Dem Dikk. xam nga yan jafe-jafe lañ bëgg. injustice bi surtout. parce que defe naa ni tey ñëpp xam nañ ne code du travail tey ñun may nañu bu ñu amee lu ñu metti ñu ñaxtu yi dafa bari façon. takk brassard rouge ci ñaxtu la. takk brassard rouge di liggéey ci ñaxtu la. te noonu la ñu def mais dañ ko def ba pare gis ci loo xam ne nii. rafetlu wuñ ko lan ngeen ci gis. parce que dañ ci gis ñu takk seen brassard rouge gëw continuer seen liggéey di respecter seen liggéey ñu fekk leen fa di leen jox ay demande d'explication. D'accord. léegi nag comme ñun wax dëgg yàlla boobu ba tey ñu ngi def combat bi ci ni ñu ko yoon santé mais ñu ciy gis ay dóor bu fekkee Sénégal dafa am code du travail boo xam ne daf ne liggéeykat bi bu ko dara méttee amul droit mu takk brassard rouge nañ ñu ko wax. parce que nag ñu ngi avertir muy l'opinion nationale et internationale di avertir l'État du Sénégal parce que jàpp nañ ni ñii fi ñu jëm ak ñoom du neex. yabal nañ ay nit ñu ñuy wax di ñu taxé lu bon lu ne. di ñu waxal lu ne mais duñ leen tontu parce que suñu ay camarades lañ. kon donc dàquñu sax ñii tey suba ñu def chasse à la sorcière di jox ñi nga xam ne ñooy combattants yi ay licenciement wala ay demande d'explication wala leneen ak leneen wala di leen jéem a guerre pour que au moins jéem leen a wàññi ci dynamique bi ñu. te loolu doo leen ko nangu. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg di jox nag rendez-vous aux travailleurs ne leen dafa am lu xew lu tax continue boobu ba tey suñu plan d'action ni ñu ko waroon de defee parce que dafa am màggalu Touba te ñun ñëpp ay doomu aadama la ay jullit lañ Serigne Touba Xaadimul Rasul am loo xam ne daf ko liggéey ci àdduna rawatina ñun fii ci Sénégal kon bu màggal jubsee rawatina safar lépp lu ñu jàppoon rek dañ koy bàyyi jëmlu ci loolu mais nag du tere suñu combat bi ñu doon mën a tey la waalu gën a aay incha allahu rabbi bu ñu màggalee ba pare lépp lu ñu doon def 100 dinañ ko def 200 wala ñu def ko 300 parce que jubluwuñ ci dara
pour que liggéeykatu Dakar Dem Dikk am ndam ci lii parce que lii buñ ko bàyyee mu jàll fii képp ku fi yooxooti na xam ne kenn du ci man dara direction générale dina def nu ko neex moom it di ñun ñuy toog di jooy te duñu am fenn foo xam ne dinañ ko fa faje looloo tax nag ñu bëgg désormais que les travailleurs fa ñu taxawoon démb ak barki démb ñu taxaw fa parce que seule la lutte libère. fàttali ñu tur bi. man la Diatta Fall secrétaire démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk affilié. ci am lu may dolli rek par rapport ak suñu mbokk yi nga xam ne ñooy suñu camarade collègue de travail dafa boobu ba tey comme ni ma ko waxee sànq rek dafa am ay lu jóg maanaam ñun dañu jóg pour xeexal ñi nga xam ne mooy liggéeykatu Dakar Dem Dikk te yéen ñooñu ci liggéeykatu Dakar Dem Dikk ngeen bokk tey ku fi ñëw suba da ngay dem ñun ay CDI la ñu am donc defe naa ni amul lenn loo xam ne war na mun a jaxase suñu diggante wala lenn muy poste wala lu mu mën a doon parce que li ñuy wax doomu aadama sa wërsëg bala ngay dee di nga ko jot te ñun suñu biir waruñu di am ay problème te tey li nga xam ne ñu ngi koy wax ci problème mu IPM bi defe naa ni ñëpp dégg nañ ko mais ñun duñ ci tontu jotugul bis bu jotee rek liñ ci war a def yëpp dinañ ko def mais dañuy delloowaat xel yi rek wax ne dafa am combat bu ñu mëne te combat boobu c'est pour l'intérêt général du pour Diatta Fall du pour Masek Ndiaye du pour Mbaye Diaw wala beneen liggéeykat bu mu mën a doon mais pour l'intérêt général la combat bi nañu concentré ci loolu te loolu liggéeykatu Dakar Dem Dikk je pense que ñëpp dégg nañ loolu te gëm nañ loolu ndax xam nañ ne seen avenir moo nekk ci lii ñu def lii nag buñ ko bàyyee ba gañe wuñu ko na leen wóor ne ku ci nekk da ngay toog fa nga toog di jooyu xol ba leneen am nga ne na ay la yéwén lii de wax dëgg yàlla yow responsable nga ci loolu donc loolu laa ne woon nag vraiment dinaa ko ci dugal